depuis semaine passée la ñu jàppoon pour setal suñu gox ci loolu waa kër Modou yi ñëw programmer beneen programme pour contrer ñu politiquement te loolu yàlla xam ne biñ koy def wala di ko xalaat politique taxul woon ndax nit ki aussi bu fekkee ne da nga dëkk ci gox yoon la nga setal gox bi bokk sa développement bi ak li koy doxal ñun loolu moo ñu taxoon jóg mais on a vu des attaques yi nga xamante ni nii tey moom mooy commanditaire bi moom Modou Sall Diop commandité ay jeunes am instrumentaliser leen ñu ñuy yàq di ñu booleeg nit ñi te loolu vraiment duñ ko nangu parce que ñun ñi nga xamante ni ñooy ànd ak honorable député maire musu cee woo téléphone kenn nekkaan attaquel wala semer la terreur ci commune Bambilor wala ci Médina Bambilor bi ñu nekk kon loolu c'est archi faux je réitère mes propos c'est archi faux loolu li nga xamante ni moom moo ko tax a jóg mooy déstabiliser ay jeunes ñi nga xamante ni ñi ngi investir seen i gox ñi ngi liggéeyal seen gox te ñi ngi bokk ci émergence su commune Bambilor kon loolu ñu koy naxarlu di ko fustiger li nga xamante ne nii ay responsable politique ay jeunes yu bëgg seen gox taxawal seen gox ngir lu gox seen gox jëmale kanam ngir place publique bi li nga xamante ni def nañ ko ci yëpp pour am ko maire dédommagé ñi nga xamante ni ñoo occupé woon place boobu kon taxawaay Modou Sall Diop du woon yoon tey séentuwuñu ko woon muy matière di instrumentaliser ay jeunes di leen commandité nekk derrière ces jeunes pour saboter li nga xamante ni moom la ñu nekk di def ci commune Bambilor ci au niveau de Médina Bambilor donc li nga xamante ne leneen li nga xamante ni war nañ ko ci leeral mooy incha allahu rabbi bu ñu jógee ca gàmmu ga dinañu invité l'honorable député mu ñëw inaugurer li nga xamante ni moom mooy place publique Médina Bambilor première pierre bi parce que aussi yàgg nañ ko bëgg yàgg nañ ci taxaw y a de cela 2 ans kon ñun tamit bu ñu ñëwee ña fa nekkoon mu dédommager leen jox leen waxtaan ak ñoom ba ñu cédé place boobu kon en tout cas dañ ko ciy féliciter mais en même temps di ko magnifier di wax ne que jeunesse su Médina Bambilor yëpp nañ conscient ci li nga xamante ni mooy place publique boobu ni mu demee. parce que bëri na ci ay version yoo nga xamante ni kenn ku ci nekk yaa ngi yor sa làmmiñ di wax te demeewul noonu bés boobu nag dinañ am occasion pour leeral ni mu demee ak démarches yi ñu ci def ak ñan ñoo ci dugal seen parce que bâtiment mi ngi fa woon. y a des jeunes promoteurs qui ont contribué pour que bâtiment boobu ñu daaneel ko ak yeneen kon loolu c'est à magnifier même bu fekkee ne adversaire nga sax war nga ko magnifier parce que njariñu ñëpp la. leneen li nga xamante ni tey xew na fi ñu organiser benn manifestation pour contrer suñu manifestation boobu tamit dañ koy ñaawlu tey il a été présent ce qui veut dire ce qui atteste son irresponsabilité une fois de plus. parce que jooyoon nañ ko dans le passé mooy li nga xamante ni lotissement bu xewoon fële ci kaw montagne bi. te tey posé na waat acte boobu du lu ñuy rafetlu dañ koy déplorer en tant que jeune mais en même temps dañ koy wax ne que bu bëggee jàmm dinañu ci fekk mais bu ñu woowee ci combat tamit il l'aura parce que ñun du ñu daw du ñu day te amuñu lenn loo xamante ni dañ ko koy ragale wala ñu ko koy xoolee comme que moom tamit xooleetu ci dara fii dañ koy wax ne que duutu fi duggati di meeting te li ñuy wax nii bala muy xam ne dëgg la ci ñun. mu tenir fii ab discours wala mu ne jour temps dinaa ñëw pour meeting foofu mu xool loolu il faut que cela soit très clair Modou Sall Diop moomu ñun ñoo dëkk Médina Bambilor xam population bi li muy daj ak li ñuy souffrir ak li ñu fiy daj kon fii du base politique am wala loo xamante ni bu bëggee ay xeexukaay di ko fi wutsee ñoo bañ accepté wuñu ko. Médina Bambilor musul am foo xam ne benn base mën na fa tegu tey yàlla may nañu ñu mën a am place publique boo xamante ne lu la neex mën nga ko fa organiser grâce à moom kon nag ñu ngi ko naan jaajëf ndaxte yàgg na ci ñaari Baay Faal la ngi nii ba kaw montagne ba joti cité ya lem fa def gis nañ ko may ñu ay lampe may ñu latérite tey boo xamante ne lépp mu ngi ci biir ak yeneen yi muy def ci biir quartier bi di fayal ay élèves ñuy jàng ci ay écoles yu bari kon kooku ñun amuñu fayam mais nag bu ñu gisee toog ay nit di yàq deram te ñun ñu nekk ay nitam am nañ droit tontu ci ndaxte léegi am na luñ ci dégg benn jeune bu ne jeunes yi maire yi ñi ànd ak maire proche maire yi dañ ko attaqué fii xeex du dëgg ñooñu xamante ne ñun ak ñoom la ci koñ bi chaque jour ñooy toog ñun ragaluñ leen ba leen di attaqué de loolu amu ci xam nga lu ñuy bañ nee na maire moo nekk ci ginnaaw mais wallahi maire yëgul lii
lii ñun ñoo jël suñu ay responsabilité ne dañuy xool mbedd yi nga xamante ne dafa am jalu suuf yu fa ne ñu maasale ko jël suñu biir defar ko loolu acte yu rafet la. jël suñu place publique dafa amoon ay xeer yor nañ image yi photo yi fi nekkoon démb ak yi fi nekkoon tey yor nañ lépp mën nañ leen koo tegal ngeen gis kon tey leene defuñu ko pour ñun ñu ànd ak maire rek parce que place publique lañ wax terewuñ ko kenn ku mu neex yaa xam demal nga sabaru demal nga tànn béer defal lu la neex ci place publique ba mais quant à ñëw di inaugurer suñu place publique boo xam ne maire moo war a def pose première pierre pour ñu liggéey ko duñ ko nangul benn doomu aadama nag ñàkkeewuñ noonu fayda daj nañ ci lu nekk nag jot nañ ci ay plainte jot nañ ci lu nekk mais tey yàlla may nañu ndam ba lii jàll na ñun suba dañ fiy jóge mais am na luñ liggéeyal suñu quartier lu mu tuuti tuuti te bu dul woon kilifa gi di honorable du mën a am kon ñu ngi leen di sant bu baax di sant suñu responsable yi fi ne ñii kenn amul seen fay ñu ngi sonn ci maire guddeeg bëccëg suba ngoon di wax ne encore une fois maire yow la ñuy waxal honorable gën a la taxawaat askan dañ lay ñaax taxawu nga de mais gën a la taxaw te xam ne fii da lay neex rek yow nga bàyyi gaa yi jël incha allahu rabbi te ku ñu neex mooy toog. dañ ne 2e mandat te bu soobee yàlla moom bu fekkee riposé wul bu bëggee 3e mandat sax ñu falaat ko parce que gars yi liggéey nañ ko incha allah moom mooy wax 2e mandat mais ñun 3e la ñuy wax te pare nañ pour fay ko. à partir d'aujourd'hui politique bi commencé na Médina Bambilor ku ñu woo ci jàmm ñu wuyu la ku ñu woo ci safaan wi ñu wuyu la ragaluñ ci li ñuy def virgule. ñu ngi fii doomu dëkk bi lañ am nañ droit def lu ñu neex ci biir quartier bi kenn moomuñu kon nag kenn mënuñoo tere def li ñuy def parce que ñun ñoo fi dëkk te ñun ñoo ko moom te ñun ñi ko moom honorable lañ àndal te daf yi gagné